Dame Mbodj di njiital CUSEMS authentique niki noonu Ibrahima Top di njiital fédération bu parents d'élèves yu Sénégal asalaamaaleykum nuyu naa leen. ñu ngi lay fay Khalifa. alors gis nañu ne année scolaire bi doon na année scolaire bu particulière parce que coronavirus bi dugg na ci réew mi am na ay dog-dog ak ay tolof-tolof yoo xamante ne jur na ko ci waaye dafa mel ni tey jii ñu ngi tàmbalee xam tigi li nga xamante ni moom la jur ci ay tolof-tolof ci ubbite bi ñu dëgmal ci fukki fan ak ñaar ci weeru novembre bi ñu nekk nii Dame Mbodj yow laay tàmbalee li nga xamante ni yéen enseignant jàpp ngeen ko li nga xamante ni moom ci gën a fës uute na ak parents yi ndax mbiri koppar la ak mbiri inscription mais d'abord lu mooy loolu yi di mesure barrière yi nga xamante ni am nañ ci xel bu rafet parce que affaire wàcc na bu baax lan mooy seen première préoccupation ci ubbite bi ñu dëgmal. waaw jërëjëf Khalifa di nuyu sama doyen Top bon di rafetlu li ma bokk moom waxtaan wi di wax ne effectivement loolu mooy li nga xam ne moo am mooy pour la première fois Sénégal di door année scolaire boo xam ne ci biir feebar la koy door wante nag mën nañoo nangut ni feebar bi mi ngi wàññeeku ndaxte cas yi wax dëgg yàlla wàññeeku na ci réew mi te ñu ngi ñaan sax Sénégal jeexal cas yi ñu dem bañ ni 0 cas moo am léegi. waaw léegi nag comme ci contexte boobu lañ nekk mais looloo li ko andi nit ñi dañ doon jël ay mesures barrières comme ni nga ko waxee moo ñu may loolu ñun Sénégal. en tout cas bokk na ci li ñu ko may. maintenant ñu ngi dem ci loo xam ni dañu génne protocole sanitaire. boo xam ne santé moo ko génne. mais protocole bi boo ko xoolee da ngay gis ni dina am jafe-jafe pour ñu respecter ko parce que bii yoon bokkul ak bi ñu doon def 25 juin. 25 juin ñi doon def examen kese ñoo doon ñëw. ñu ngi tolloon ci 551 000 ndongo. tey nag ñi ngi toll ci ñeenti millions yi ndongo. ñu war a ñëw tamit jàngalekat yépp ay ñëw bii yoon la ñu wax parce que bee dañu woon jàngalekat yi feebar nan toog. bii yoon ñëpp ay ñëw. kon nag maanaam ñëpp ñu am acteur lañ ci njàng mi. le 12 incha allah. dañ leen a woo ñoom ñëpp ñu ñëw teew. donc année scolaire bi door. kon nag mënees naa am ay tiitukaay yu ci am parce que santé dañu wax ni il faut ñu respecter protocole sanitaire. comme nañ ko waxoon ca 25 juin ba lañ ko waxee. naam yéen ci soppi am na yu sew. mais ba léegi dañoo wax ne école yëpp dafa war am ndox. te ba léegi bëri na ay junniy école yoo xam amuñu ndox ci réew mi. te feebar bi ku ne xam na ne koy xeex ndox nga koy xeexe beneen bi mooy nee nañ. bu gannaaw raxasu boobu nañ fexe ba distanciation bi nañ ko respecté ba ministre bi dani école bu nekk daañ fexe ba table banc bu ne ñaari xale fay toog même bu dee ñaari xale fay toog table banc yi Sénégal ni ñu leen tëggee matul mètre seen diggante mais même bu dul matul mètre seen diggante moo doon tane comme dañ leen di takkaloo seen masque waaye malheureusement maa koy wax fii ci kanamu sénégalais yépp ku ko weddi bu njàng mi dooree waxuma nag ay écoles yu ñu leen ciblé leen kaay leen ñu dem fa. bu njàng mi dooree à partir du 12 novembre ku wër ci école Sénégal yi nga dem ci banlieue bi. nga dem ci région yi duma la joxañ benn école. boo demee di nga gis ni ñaari ndongo par table bi mënuñu ko respecté. bu fekkee élèves yëpp a ñëw. kon seen première préoccupation mbirum mesure barrière yi la. waaw boobu moom mooy première préoccupation bi nga xam ne am na ci rentrée alors léegi il faut ñu déglu Top parents d'élèves moo wax ñu première préoccupation après ñu soog a faram-fàccee bu ci nekk la mooy yéen seen première préoccupation lu mooy koppar yi nga xamante ne daanaka jàpp ngeen ni da ngeen ko war a fay donte xale yi jànguñu. waaw gannaaw bu ma nuyoo Sénégal yëpp. nuyu la yow mi nga xam ne yaa ñu invité di nuyu sama xarit Dame mi nga xam ne yàgg nañ bokk terrain bi. di rafetlu aussi taxawaayam ci biir yëngu-yëngu njàng meeg njàngale bi. qu'on le veuille ou non quand même il est en train de jouer sa partition. li ma bëgg a wax ci côté boobu mooy li mu wax am na ci lu ñu mën a nangu lu bari parce que xam nga bale paase na ci 25 juin. il y avait 551 000 élèves yi doon waroon def examen ñoom lañ convié woon pour ñu dem ci école yi. cette fois-ci c'est 3 500 000 et moi je suis même sûr que ça fait plus. alors kon yéen bokk préoccupation. sur ce plan-là. waaw sur ce plan-là. parce que dama bëggoon yéen bu dee wuute na nga wax seen bos comme ça après ñu taxaw ci bu ci nekk. non sur ce plan-là wuute amul wuute parce que xam nga li nga xam ne moo téye 550 000 élèves. bokkul ak li nga xam ne moom moo war a mën a téye 3 500 000 élèves en plus maintenant des enseignants. Enseignants ils font plus de 100 000 au moins. donc loolu yëpp c'est des mesures la yu yees yoo xam ne yi
yeneen préoccupation la yoo xam ne du bokk ak yi nga xam ne mooy jëkkoon. yooyu nag xam nga bu mbir xewee dañuy regarder la réalité en face. xool nuñ ko saafara ci saafara bi nga xam ne mooy arranger ñëpp. bañ koo wax rek noo xam ne li dañ koy comp. très bien alors loolu daal mooy si. waaw yow joxe nga sa xalaat ci gis-gisu wala ci préoccupation enseignants yi mais yéen parents d'élèves. waaw à part bi nga xamante ni yéen a ko bokk la mooy seen réelle préoccupation. ñun suñu préoccupation bu jiitu mooy ce sont les écoles privées xam naa daañu ñëw. kooku moom moo na ci suñu xol ba may ñëw it moom laa àndaale. parce que loolu moom moo tere nelaw parents d'élèves yëpp te mooy li nar a indi yëngal réew mi. école privée yi moom. moo nar a yëngal réew mi. très bien mooy préoccupation numéro bu doon ko doon par ordre de priorité. fi mu nekk nii malgré njàngale am na ay jafe-jafe. mais boobu da cee jiitu da cee raw. très bien bi ci des mooy. daam wax na ko sànq lépp matul. école yi am na problème mu ndox am na problème mu bloc sanitaire. am na ay école sax yoo xam ne yi am na ay problème de mur de clôture. loolu day am. waxuma ne nag état deful dara def nañu mais actuellement ne dara loolu benn problème amul moom wax ko moom mooy gis mbir mi ne dara loolu moom wax dëgg yàlla. donc lu xel waaw. le 12 alxames la. waaw incha allah le 12 alxames la ñaari altine sax lañu daan faral di ubbi. mais cette année xaw ma pourquoi ce choix mais li am solo problème mu école privée yi. lan mooy si li nga xamante ni moom moo ci gàllankoor jamono ji. waa école privée yi moom Khalifa li ci am sénégalais yëpp la metti xam nga man bokk naa mën naa ci wax à l'aise pourquoi. non dama bëgg balaa ñu ñëw ci enseignants yi ñu ñëw ci ndongo yi d'abord. ci cooli wax ak seen i parents. waaw cooli si suuf laa lay wax moo tax man la mën naa ci wax. parce que man ñaari parti yëpp dugal nañ ma ci. parents d'élèves yi woo nañ ma école privée yi woo nañ ma. ku ci nekk wax ma sa jafe-jafe ma déglu leen damay wax sama aqulaay taalaa. école privée yi biñ ne état bi na leen subventionné dama bokkoon ñi doon xeex pour ñu subventionné leen. wax naa ko ci plateau yu bari. wax ne dañ leen a war a jox li ñuy laaj parce que ñoom 12 milliards lañ wax ni moom mooy régler problème bi pour ñu mën a delloo lépp parents yi bañ ko waxee man leen même bu ko état deful na def 10 milliards lu mu gàtt loolu laa doon wax état nag 3 milliards la def. dolli ci subvention bi mu daan def de manière naturelle chaque année muy benn milliard boobu mu leen daan jox at mu ne. même bu pandémie amul. waaw léegi nag ñoom doyul d'accord nañ mais Covid bi amul kenn ku doyle kenn ku mat la ci réew mi amul. kon nag Covid bi bu tollee foofu. man bu ma xeexee nag bañ ni fii la état ne fii la mën a yem. kon nag li ma dul d'accord mooy ay école privée taxaw di dàq ay doomi jàmbur parce que fay ñu woon ñetti weer yi. parce que président de la république moo tëj école bi 16 mars. avril mai ak juin mu ni bu kenn jàngi 25 juin lan jàng mooy juin jàng amul. mais école yu si bëri tëj nañu. waaye ñu ngi doon ut ay pexe. pour xale yi wéyal njàng mi. waaw loolu laa lay wax loolu ci classe yi mu ko defa kus néew mooy classe doon def examen te même foo parents d'élèves nee nañ seen doom yi jànguñu. xale ya toogoon ci kër ga dispositif apprendre à la maison gis nga ñun bu ñu naxante. réew yu développé yi sax dañu am ay problème pour jàng à distance. kon jàng à distance bi amul. loolu la parents yi wax nee nañ seen i doom moo produire plus de résultats. non loolu sax xam nga wax woowoon nga ñu bañ waxtaan ci. boobu gën mën naa ci waxaat sama xalaat. mais comme li àll kalat ji mooy. Khalifa le 12 xam nga lu nar a am. incha allah te kenn ñaanu ko. te parents d'élèves daañu taxaw jàngalekat yi taxaw. loolu du fi amee. mooy dañoo nar a ñëw. am ay élèves yu ñëw nar a dugg seen classe école privée ni leen du ngeen dugg. ndaxte fayu leen ñu ñetti weer seen waajur fayu ñu. léegi nag moo tax li may bëgg a wax ni c'est important. tendee falu ministre de l'éducation bi dafa ëpp. xamul tax mu ëpp Khalifa. gis nga bu fekkente ne yow yaay ministre de l'éducation mooy yaay état. nga yilif parents d'élèves yi. yilif école privée yi nga xam da nga leen a autoriser ñuy jàngale sur la loi d'orientation mu leen may li ñuy def. ñuy dem ba jàppante am. da nga leen di woo ñoom ñaari pàcc yëpp nga déglu leen soo paree nga àtte. léegi nag xam nga xaar jour ñeneen nga daan may ma daan foofu. dañuy xaar ñun sénégalais yëpp muy parents d'élèves yi di élèves yi. di jàngalekat yi li ñuy xaar ci état. mooy ministre de l'éducation mooy mu àtte lan mooy àtte. mooy mu génne note de service. note circulaire bu leer boo xam ne day wax ni ñetti weer yooyu école privée yi di laaj parents d'élèves yi. parents de école privée yi amuñ ci benn droit. parents d'élèves yi duñu fay dara te bu ñu dàq benn élève bu ñu téye benn bulletin de note benn élève. te bu ko ci respecté wul dinañ tëj sa école. loolu la war a bind dinañ ñëwaat ci même jotaay bi ak école privée yi pour ñoom aussi ñu joxe seen taxawaay ak seen gis-gis ci mbir mi mais yéen parents d'élèves si volet boobu lan moo ci seen jafe-jafe ak école privée yi waxtaane ngeen ko wala déet. man damay yokk sax ci li daam wax. damay yokk ci xar mi karaw xam nga école privée yi. ay prestataires de service lañu. maanaam
dañ lay jaay li ñu lay jàngal. man j'entends on parle de contrat yooyu ay faux problème la. mais loolu sax dugal dañ seen bopp bu ko mënoon tag mais gis nga seen contrat bi ñu signé xale. non mais dañ si ñëwaat léegi. dañ si ñëw léegi ñooñu ay prestataires de service. non mais li ma bëgg a xam mooy. est-ce que wax ngeen ak ñoom par rapport ak. wax nañ ñun ci rajo yi lañ dëkk ak télé yi. xam nga contrat école. waaw école privée. waaw boo xësee ba bind xale bi. waaw. li nga warloog école bi mooy weer wu njëkk wi ba weer wu mujj wi. ngay fay ci kaw ñi dala jàngal. xam nga li xew cas exceptionnel la. waaw mais bu ñu xoolee d'un point de vue purement contractuel. waaw ñoom dafa mel ni ñu ngi si dëgg quelque part. ah bon non ci wàllu yoon. mën nañoo nekk ci dëgg. ci wàllu yoon. même ci wàllu yoon newuñ ci dëgg dafa je m'explique. parce que li xew dépendrul si yéen. dépendrul si ñoom dépendrul si xale yi. waaw waxtaan ak pencoo ka. waaw moo si doon indi saafara ci ab déggoo. waaye ginnaaw ba déggoo amul. force reste à la loi normalement. mais loi bi lu mu wax. mais non xale bi boo ko bindee. waaw boo ko bindee tey ba fileeg 9 mois. li nga warloog école bi mooy mbooleem weeri dox si diggante bi. waaw mais da nga ko dagg. xalifa xalifa non j'aurais aimé bëgguma dagg sama doole. waaw foofu d'accord uma. may d'accord xam nga ñoom seen parents d'élèves seen yëfu tappale yi ñu def. mooy parents. non may ma rek xam nga non parents d'élèves yi bokk foofu. waaw mais après ñu xool mais li ma leeral. waaw vas-y groupe parents d'élèves la. waaw kay boo xam ne ñoom nee nañ ñu ngi tuddee seen bopp la fédération de l'union des fédérations des associations de parents d'élèves de l'enseignement privé du Sénégal. ñii ay tappalekat lañ. xam nga tax ñu nekk tappalekat am na fu ñu wax ci seen contrat bi daan ni benn phrase dama koy lire rapidement ñu ni l'élève représenté par son parent ou tuteur est lié à l'établissement d'enseignement par un contrat annuel de scolarité assimilable à un contrat de prestation de service leer na léegi bu dee loolu la moo leen lié kay. prestation de service mooy yow dama lay jàngal. en contrepartie nga fay ma. mais jàngaloo ma mooy y a une rupture. unilatérale may ma rek c'est important. may ma rek ma daane y a une rupture unilatérale. donc d'engagement léegi nag ñoom seen engagement ba ñu jëloon mooy jàngal xale yi defuñu ko naam président moo tëj école yi mais defuñu ko en tout cas. kon kay ñoom nañ dem jooy ko ci wetu président. waaye nag ñëw ne man jàngaluma sa doom. mais day fay par la force. xam nga daam li nga liir dama la jàngal nga fay ma. daam li nga liir mais c'est pas sérieux. daam xam nga li nga liir. waaw bu fekkente ni da nga ko bëgg a jël. dugal génne ko ci contexte bi. dafay indi problème forcément. parce que xam nga bu ñu nee prestation de service. waaw dans un cadre légal. waaw mooy. da ngay def mooy nga liggéey. ma jox ma facture. ma fay la nga dem ma dem. mais ci contexte bii nii. mais ñoo ko bind. xam ngeen ni wundul loolu. ñoo ko bind. kon kay ils se sont autopiégés. non daañu ñëw leeral ko. ñoo ko bind. waaw kon ça veut dire que tappale la lii ay yëfi tappale la. nag daam pour li ma la ci yokkal waa Xalifa nga baal ma. waaw li ma la dàkk damay ànd ak daam totalement xam nga loolu. engagé wul sax parents d'élèves ñoom ñooñu la engagé. waay nañu waxante dëgg xam nga ñun on reçoit des plaignants de ces parents d'élèves là. tey Sénégal dafa am loo xam ne lii defe naa ne gëj na fi am parents d'élèves syndicats enseignants. ñëpp ànd. citoyens ordinaires. ñëpp ils parlent le même langage mooy du ñu fay. contrat loo xam ne jàngaloon na ko du ñu ko fay. beneen bi mooy. daam wax na ko sànq les écoles ont été fermées. xam nga pandémie bi mu ngi dugg fii ci suñu réew le 2 mars. le 16 ñu tëj ko. ku ko tëj ñun état. te ànd nañu ak état sax ci la mu tëj. ñun pour même bu ci ñenn ñi d'accord. ñun ànd nañ ci te tëj parce que am na lu mu defar. mais que état ba ko tëj. bañ yuuxoo am na compensation bu mu def njëkk na joxe 1 milliard ñu ne doyul. mu dolliwaat 2 milliards boole ko 1 milliard bu nañ naan jox muy 4 milliards. donte daam mbooj xeex na pour ñu jox leen 10 milliards loolu dafa yootu la koy téye ci lii di wut lekk mais bu ñu ko jot teg ko sur le dos des parents de. alors mais Dame Mbodj xam nga argument bi gën a màgg wala bi ñu jiital ñoom école privée yi mooy dañu am personnel seen personnel boobu pandémie ou pas pandémie fermeture ou pas fermeture dañ leen war a fay loolu mooy argument bi ndax yéen gëstu ngeen li nga xamante ni moom mooy lii lié. tigi di jàngalekat yooyu est-ce que yéen a ngi leen di toppatoo ak l'école yooyu. dama ne loolu. est-ce que argument boobu dafay taxaw ma waxee rek ma tontu parce que nee naa la man dossier bi dama ko xam bu baax. parce que dama jàngalekat yi jàngale ci privé bi. waaw ñëw nañ seet si ma sama siège yu syndicat. donc dañ leen di taafantaloo. non may ma rek waaw dañ leen di taafantaloo. ñu bari ci ñoom ñi ngi toog actuellement depuis 8 mois amuñu ay revenu kenn fayu leen
parce benn que ay benn mais école privée yi fay ñu ay benn ci ñoom ñooy fay même subvention boobu ngay gis bi ñu ko amee mais fay ñu jàngalekat yi loolu mooy dëgg. donc c'est vrai que c'est insuffisant man d'accord naa loolu parce que man loolu laa mos a gëm ni li leen jox dafa tuuti. mais nag xam nga école privée yi lu ñu war a xam mooy parents d'élèves yi ci bari dañoo ñàkk seen liggéey. ñu ci bari président de la république ci décret dañuy 70% lañ leen di fay ci seen i salaire kon ñoom dañoo impacté les premiers impactés sont les parents d'élèves. xam nga luy dëgg Khalifa. xam nga luy dëgg. ci question boobu. bu ñu waxantee dëgg. mooy le ministre de l'éducation nationale. booy bu ma nee ministre de l'éducation mooy le gouvernement du Sénégal parce que moom lañ dénk mbirum njàng mi. moo war a atte te bàyyi tendeefalam bi. am na benn école boo xam ni ngi fii ni rëdd di Dakar moom moo ci gën a métti taxaw ni benn doomu ku fayul du fa dugg te ñun. mais dinañ taxaw. ñu leen xale yi daan jàng ci nii wala ci naa parce que. du ñu may benn école privée mu fi dàq benn doomu jàmbur. taxawal daam xam nga parents d'élèves. école privée yi def nañ benn pas vers yéen. pour proposer leen échéancier par rapport. ak weer yi ngeen fayul maanaam weer yi nga xamante ni xale yi tàmbali nañu. fay ko moratoire. dama ne waaw kay mu ngoog. ngeen échéancier ngeen fay ko mais loolu lañ nanguwul. mais pourquoi moratoire mooy da ngay fay rek. fay gi ngeen bëggul a def. c'est le principe qui est rejeté. moo ne da ngay comp di joxe. loolu lañ nanguwul. ñun dañ ne du nu fay. xam nga du nu fay. da nga wax sànq nga ne. jàngale amul. da nga wax sànq da nga ne. am na ay cours à distance yooyu. amul ñun ay dañoo yor ay ndongo. yor ay doom yor ay jarbaat ba pare ay nit di ñëw ci ñun dañuy wax. xam nañ ñun dañuy wër Sénégal yëpp comme ni ko ñoom Dame Mbodj ñii di defee. xam nañ li xew ci dëkk bi. di nga jàngale ay distance boobu ay tappale la. tappale kese la. dara amu ci. tappale yooyu de mujj résultat yi ñu am rek. non résultat yi tappale la. waxoon naa ko fii dama koy répété. non loolu moom sax du ma ci wax. résultat yi moom du ma naay tappale waaye man li ma mën a wax. mooy jàngalekat privé yooyu loolu ñu wax cours à distance yooyu. amul parce que man yor naa ay doom yu def privé man sama doom doon def privé. amul te damay fay mun naa xam naa école bu ñu yoroon léegi ma xam ban école la. alors comme waxtu waa ñu waaj a dab xam nañu kon Sénégal yëpp seere na seen i jafe-jafe ak seen i bëgg-bëgg. te des na nag jafe-jafe jàngalekat yi. lan moo ci saafara ci mbirum payoor gi nga xamante ni moom moo nar a. waaw tëj école bi te ci jéegul. waaw man de li ma gëm mooy. ci gàttal. le président de la république moo tëjoon école yi. te nguur du seetaan. parents d'élèves yi jaaxle nañ. fépp fi mu toll nii ñu ngi fay daw di wax ak ñeen war a waxal. man li may xaar comme solution. mooy bu ñu demee ba président de la république moom solution bi xam ne moom moo tëjoon école yi. te moom école privée lañ koy laaj nee na amu ko. kon nag ñaari parti yi moom na àtte bi mooy na ni en attendant ñuy wut ay solution seen biir nañ bàyyi xale yépp ñu dem inscrire ren. jàng. bu ñu laaj kenn lenn ci ñi nga xam ne inscrire wuñ buñ dàq benn doomu jàmbur. képp ku yore sa bulletin ñu téewoon ko nañ la ko delloo. képp ku bëgg a inscrire nañ la bàyyi nga inscrire bu ñu laaj kenn en attendant bu fekkee amuñu solution. te man li ma gëm mooy la solution mooy état. boo taxaw. ni léegi moom mën na ko bu fekkente ne gis na ne école privée yi dañoo impacté man gëm naa ne ils sont impactés comme tout le monde. ne mën na ko fay moratoire boobu ñu wax état ko war a jël engagement ni par exemple yéen a ngi may laaj 10 milliards. wala 12 milliards léegi dugal naa ci 3. léegi 7 yi des wala 6 yi des may leen ma fay leen ko nii. léegi nag bàyyi leen parents yi ñoom ñu jàng gis nga état. man pour man 6 milliards tawul président Macky Sall. li may xaar ci moom. mooy su ne ba mu ñàng ba nga xam ne école privée yi impacté nañ carrément te man li ma gëm mooy école privée yi. ak lu ñu impacté mën nañoo faxas loolu bàyyi xale yi ñu inscrire te benn problème du am. maintenant beneen bi mu bëggoon a dool tuuti Khalifa soo ma ko mayee ci jafe-jafe yi parce que ñoo ngi ci jafe-jafe rentrée bi mooy que ne jàngalekat yi ñëpp a ngi naan ñu ren bu leen fi grève. waaw bëgguñu grève. mais dañ ñoo ameel suñuy acte téye ko kenn si ñëw ko nan ñu ko jox buñ bëggee jàmm aussi. parce que jàmm aussi day law ci dëgg dinañ jeexal loolu di nga ko am yéen la mooy seen solution saafara si ngeen gis ne. li ñu bëgg. di ko ñaan état en particulièrement le ministre de l'éducation nationale. mooy il m'a marché un peu sur la langue. gis nga ñun parents d'élèves yi. lépp lu daal jàngalekat privé yooyu. ba tax ñuy taxaw di yuuxu lu ko raw daal na ñu te yuuxuwunu ñun bu ñu añee duñu reer wala bu ñu reeree duñu ndekki yàlla rek suñu sax la ñuy demee ak suñu ngor ba pare bëgg suñu doom am jàng de qualité moo tax ñu ci bëri ñu di leen yóbbu ci privé yi mais dafa am sax affaire boo xam ne kenn waxu ko gis nga pendant les examens am na ay bulletins yu ñu téye ñu ay élèves yu waroon def CEP wala en temps ñu téye seen kii dans le privé def nañ ko ñoom même si le problème la réglé ñun mën nañ leen essayer en justice parce que ngeen nag damay lancer un appel à l'État
avant que l'irréparable ne se produise. ñun dañoo jiite. nañ àtte ñun dañoo jiite mais moomuñu nit ñi. dañoo la jiite ñoo leen jiite nag. parents yi ñun ñoo jiite parents d'élèves yi. mais moom la mooy moomuñu parents d'élèves yi te parents d'élèves yi ñun lépp ak lu ñu mën a wax seen intérêt rek la ñuy défendre ak intérêt élèves yi. buñ téye xale yi xeex dina am ci école yi. te buñ téye xale yi téye élèves yi. élèves yi dootuñu leen mën a ñun waxuma kenn dama la xeexe nag waaye xale yi buñ demee ba loolu nekk ci ñoom. man mii samay at may génn ci mbedd mi di attiyee kenn mënuma ko. xalaatuma ko. très bien alors ubbi tey jàng tey dafa mel ni ren concept boobu tàmbali naa yox yi. mais concept boobu musta dox Khalifa. concept boobu ab ONG buy wut ay financement étranger moo ko fi indi mais dama ne la Sénégal musta ubbi tey jàng tey loolu ay tappale la def seenub caravane nag cible école dem jox leen ay moyens ñu préparer parents yeeg seen i élèves ñu ñëw ñu ne tey ubbi nañ jàng nañ loolu tappale la mais 95% je parle devant tous les enseignants qui me suivent 95% au moins des enseignants du Sénégal reconnaître nañ ni 95% des élèves du ñu jàng le premier jour du ñu ñëw sax école. alors du ñu ñëw sax sans su laaj bi tigi sax mooy. ubbi tey jàng tey mais am njàng moo xamante ne nii dina mucc ayib. voilà xam nga yéen en tant que enseignant fu ñu leen dégg nga baal ma yéen a ngi réclamer ay prime fii yéen a ngi réclamer. du prime kese ay nangam ak nangam. du prime kese de tey li may lan mooy accord yi nga xamante ni tey jii. yéen a ngi jàpp ne mën na indi gàllankoor. voilà première chose gouvernement bi tey rek ñu ngi may woon ci benn région boo xam ni je crois ça doit être la région de Kaolack ñu ngi ci 300 et quelques enseignants comme déficit te fii ñu toll nii Khalifa la promotion 2013 de la FASTEF ñu ngi génn depuis 7 ans. ba tey ba léegi nii président Macky Sall moom mooy. ñoom seen cooloolu yàgg na de mais effectivement def nañ fi ay grève de faim lu nekk. oui ba léegi nii kenn affecté wu leen. alors qu'il y a un déficit d'enseignants dans les écoles. dañuy demander ñu affecter tous les sortants de la promotion 2013 de la FASTEF. ça c'est important la deuxième chose beaucoup d'enseignants ñu ngi xaar ñu yóbbu leen en position de stage. ñu yore seen i diplôme mënuñu dem ñu leen di naj. beneen bi mooy ñuy def seen i tappale ci passerelle professionnelle yi def seen i concours tappale yooyu ba noppi aujourd'hui acte jàngalekat yi lu ëpp près de 9000 actes. ñu ngi ci table ministre de la fonction publique nangu ko signé jàngalekat di xaar seen acte avancement seen acte intégration seen acte validation seen acte reclassement loolu tamit bu ñu bëggee ñu am jàmm suñu xel yi neex suñu xol yi neex ñu mën a jàngale kontaan jàngale ba vraiment jàngale fu dara amul may ma rek c'est important. loolu il faut ñu defal ko jàngalekat yi beneen bi mooy sunu rappel yi ñu ameel parce que rappel mooy bor bu ñu ameel lu mat juróom-benn at juróom-ñetti at bu ñu koy fay ñu dem xàppati ko ci digg bi séddoo ko ak ñun jaay ñu doole loolu du indi jàmm te jàngalekat yi nee nañ bëggatuñ loolu. parce que ndóolal nañ jàngalekat yi beneen bi mooy dañoo déggoo woon ni dañuy tiri li ñuy fayee liggéeykatu nguur gi depuis 2015 rapport baa ngi ci table président Macky Sall. pour ku ci nekk liggéeykatu état bi wax ñu jàngalekat yi kese de. képp kuy liggéeyal état bi lu ciy sa àq ak sa élève ñu jox la ko ñu bañ a jaay doole jàngalekat yi tiri ni ñuy fayee liggéeykatu mooy le système de rémunération. boobu ak léegi président Macky Sall mi ngi tendeefal moom ak gouvernement yii mooy poñ yi gën a am doole yoo xam ne jàngalekat yi nee nañ parewuñ pour jàmm am. parce que sénégalais ñi ñu naan ñu Khalifa comme li nga laaj. dimbali leen ñu ren ba bu leen fi grève mais ñun dañuy wax ni. bañ dajalee seen junniy milliards di ko séddale joxuñ ñu ci dara. alors kon nag ñun en tant que parent d'élève Ibrahima Top en tant que parent d'élève xam nañu contexte bi nga xamante moom la ñu nekk contexte bi moo ñu yóbbee. li ngeen di ragal nii ci ubbite bi fii lekk ñaari fan. est-ce que jàpp leen ni enseignants yi jot na ñu taxawal beneen dynamique en tenant compte du contexte de crise. loolu foofu la. daama ngi jarul wax moom nga wax. dëgg loolu ma la wax daam mi laay waxal dama ne ko. pour une première fois depuis ñu toogee ba tey lii dafa am ci loo xam ne du ma ci ànd ak moom xam nga lu ma doon ànd ak moom. d'accord naa ne li ñuy laaj légitime na. bu ñu waxante dëgg te yàlla tax li ñuy laaj lu légitime la lu ñu war a laaj la di ko laaj. waaye tout ou rien nañ ñu ko jox tey wala duñ jàng tey. waaw damay daal saxal rek. waaw bu dee loolu moom. daam li wax soriwul de. waaw dama ne. dama ne pour mu leer rek. waaw dama ne man li ma bëgg. ñun parents yi li ñu bëgg. mooy tam dañ leen di ñaan ñun dañoo sukk seen parce que ñun da ngeen bokk ci suñu kër yi ngeen jógee di jàngale ji. loolu dëgg la. ci ñun ngeen bokk. ñun tamit ay parents d'élèves. te yéen it ay parents d'élèves ngeen. waaw loolu waaw. yaa ngi dégg c'est-à-dire dañu am xaw a def am différence ndax ñun dañuy nekk loolu lay suñu liggéey nous sommes des militants du mouvement parental. maanaam ci la ñuy xëy ci la ñuy gont donc dafay ñuy nag. waaye tam sacerdoce la. waaye dama bëgg xamal daam ne ko loolu ñuy wax daañu ci ànd ak yéen ci kaw ñun bu ñu leen ñaanee ngeen may maanaam bu ngeen laajee fukk bu ñu leen joxee ñett yee leen ñett yi ñu doon wuti juróom-ñaar yi
booy ma nga tee ñett yi ba pare ñu loolu dañuy ñaan. am nañu sañ dañuy ñaan. mais doyen nag man li ma bëggoon mooy nga ne bu ngeen laajee fukk bu leen joxee juróom-ñaar yi ngeen xaar ñett yi. waaw xam nga tamit wax ji tamit damaa bëgg. mais jamono neexul daam. waaw jamono neexul mais neexul ci kenn. xam nga mais ñun tamit li ñuy bañ. am na contexte salfaañe sunu àq ak sunu yàlla. contexte ba ñu muñ leen. man ci contexte bi laay waxee. bu doon démb du ma waxee nii. mais ci contexte pandémie bi. man moo tax may waxee nii. te it na dinaa la wax benn affaire te loolu lu ma gëm la. gis nga ni boo bu ñu invité ci plateau nga toog di wax te waxoo li nga gëm. ngeen baal ma sax ñu wax ne naa fi waaye sori woo. ñu dangay wax donte doo ànd ak ki nekk en face yow. man personnellement nous parents d'élèves yi nga xam ne ñun ñu bokk ci waa FENAPES. ñun dañuy sant ministre de l'éducation nationale pour une chose. sa porte est toujours ouverte. saa yi ko fëggee mu ubbil la xam nga ndax daam d'accord na ci loolu wala d'accord ci waaye ñun liñ jàpp te jàngalekat yu bëri wax ko. saa yoo ko fëggee mu ubbil la. ne serait-ce que pour ça ñun ñu ngi koy sant ci loolu beneen bi moom daam après tu viendras. beneen bi mooy. quel que soit Alpha. il y avait un problème boo xam ba ñëpp jàq. daam a créé sur tous les plateaux yëpp daam jooy na ko yuuxu na ko waaye finalité bi mooy lan mooy examen am na xale yi jàng na donte daam d'accordul ca résultat yi. résultat yi baax la résultat yi ñun kontaan nañu ci. historique waaw donte daam d'accord ci biir loolu ñu ngi féliciter le ministre de l'éducation nationale. di remercier également le président de la République li mu ko indiwaat. lim ñu ko tabaatalee ministre boobu. parce que yeneen ministre dañ fa jaaroon. daam mii xam na ne yeneen ministre jaar nañ fi. non defal naa ko rek. waaw du ma wax sa lanc. rapidement waaw du ma wax sa lanc waaye damaa wax ne. Mamadou Talla ñun en tout cas ñun parents d'élèves yi. du lum ñuy jox de. waaye dañuy wax ci contexte bi. suñu yaakaar dafa demoon ba tas. ñu gis ne moom xeex na ak équipe ba mu ànd ak moom. ba fexe ba njàngale mi fañ ko bëggoon mu àgg fa wala mu weesu ko. kon bu nee ba président dellusiwaat ko dañ koy féliciter moom di remercier président de la République. mais li ma wax ni c'est dommage que du ma am temps mais vraiment wax dëgg yàlla ñun maa ngi moom nag bokkuñu c'est normal. bokkuñu ni ñuy gisee. bokkuñu ku nekk xalaatam. mais nag mu ngeen def ay concessions. tout de même non damay ñëw d'abord ci vraiment jàngat bi mu am ci ministère bi. ministère éducation nationale. mooy ministère boobu depuis 20 ans c'est la même équipe moo fa nekk. ministre bu ñëw ñu taggal la say maam nga bàyyi leen fa. ñun leen a jàpp mooy ñun ñoo ngi doon xaar ñu andil ñu beneen ministre boo xam bu ñëwee dina raxas la fa nekk. andil ñu lu bees pour que ñu mën a dem ci yeneen jéego mais malheureusement Mamadou Talla du ko def Mamadou Talla nag li mu wax ne day ubbi ay portam du ma ko weddi peut-être mën na am. te école am def na ay de bons résultats mais xam nga ñun xaaruñu ci ministre. kuy ubbi say porte xam nga lu ñuy xalaat kuy jël ay décision Mamadou Talla ministre buy tendeefal la. ci lii rek wane na ko xam nga wax ci bu mu bari moom mi ngi nii mi ngi wax lool ci ministre bi bu dee dajale na parents d'élèves yi waxtaan na ak ñoom. woo na waa école privée yi recevoir na leen wax na ak ñoom. ku ci nekk ci sa roq boo génnee daal di kontaan. kooku xoolaat leen ma boobu ministre ñi seetaan nañ ma àtteeg ministre bi woo na déglu li ma lay Xalifa lu rëy laa la wax. woo na parents d'élèves yi. ci coow rëy na kay. lu rëy laa wax déglu nga li ma la wax. woo na parents yi ñu ñëw ñu toog ak moom. bañ génnee kontaan nañ ca lam leen wax. woo na école privée yi recevoir leen bañ génnee ñu kontaan. te ba léegi ñaar ñaa ngi mbëkkante kon position ministre position waa ba jiba xam nga lu ma lay xamal man li ma gëm mooy. ministre buy daam parce que daam da nga bëgg a wax ni ministre bi. moom mooy mais non dama la wax ñaari parti yëpp dama la. mais daam taxawal daam li nga wax dafa parents d'élèves recevoir na leen. daam da nga bëgg a wax ni ministre bi mooy semé ñoom ci li ñuy wax. daam déglu ma. waaw c'est le ministre qui sème la zizanie. c'est le ministre qui attise le feu et qui sème la zizanie qui ne prend pas de décision alors que réew ñëpp on reste suspendu à la décision du gouvernement. xam laa bëgg li ma bëgg ñu jeexale ko. waaw mooy devant tous les Sénégalais bu la neexee nga jàkkaarloog caméra bi waaw nga wax leen yan concession ngeen noppee def en tenant compte de jafe-jafe yii àdduna bi nekk jafe-jafe yii Sénégal nekk. concession yi mun a def mooy ñun. nañ au moins bu dee ci point bi nga xam moo gën a sonal gouvernement bi mooy le système de rémunération bi nga xam dañ ne nañ ko tiri au moins waxuñ nan ñu jox mais nañ ay ubbi ay waxtaan ci rapport bi nga xam mi ngi ci table président Macky Sall te moom moo ko demandé woon loolu c'est important laajun xaalis dañ ne nañ koo waxtaane pour que ñu xam ne ñoom jël nañ engagement pour corriger injustice yi am ci ni ñuy fay liggéeykatu nguur gi te boddi ci jàngalekat beneen bi mooy ñu jox jàngalekat seen i këyit ay këyit la ñu ni signé kese nañ ko signé jox ko jàngalekat yi ku nekk mu firndeel ne avancé nga même bu ñu la fayeegul ñu jox la sa këyit enseignant bi war a jox intégration nan ko jox intégration même buñ ko mënta fay xaalis bi au moins jox ko këyit yu mu téye kii jotee war a jot validation jox ko këyitam mu téye
ki war a am avancement jox ko këyitam mu téye mais président. lii kay wax dëgg yàlla laajul lu mën a Damboj jërëjëf Damboj ki Sems ñu ngi lay gërëm di leen sant gërëm Ibrahima Top yeneen pot yoo xam ne mayoo ma moo ko. di leen sant en 30 secondes. Khalifa en 30 secondes. da nga sànq bi ngay ubbi da nga maa présenté comme président de la FENAPES te man du ma président de la FENAPES mais je représente le président de la FENAPES membre du bureau exécutif national. yaa topp ci moom. Bakary Badiane mooy président bi. loolu dama bëgg mu leer di gërëm nag jàngalekat yi. waay quel que soit alpha ak divergence mun a am ci suñu biir. wax dëgg Ibrahima yàlla Top merci vice président FENAPES ñu ngi lay gërëm di la sant gërëm merci beaucoup.